allo salaamaaleykum man la maam ak jigéenu Pastef fii gis ngeen leen ñu sooful ñi bëri personnalité ba bëgg a dee ñoo def journée tey jii di dugg ci 18e sensibiliser le maximum de personnes pour ñu voter solution. Donc maa ngi leen di passe Aïda Amar mu wax xalaatam ci journée bi ñu tànn nii pour liggéeyal suñu càmmañ boobu noonu. waaw tey moom dañu jóg rek takk sër yi rek dugg ci restaurant yeeg mbedd yeeg yëpp daal vraiment pour ñaaxaat gën a ñaaxaat nit ñi rek pour ñu jóg takku daal di voter su Sonko waaw ñun daal ñu ngi ci. Anna. waaw Mame Sène di la wax ni tey moom dañoo ñëw 18e pour mën a sensibiliser nit ñi jour vote bi ñëpp votel Pastef te xam ne moo fi sës moom mooy anti système moom la ñëpp wóolu donc pour ñu sensibiliser nit ñi le 24 incha allah rabi ñu mën a élire sama président loolu daal moo ñu indi woon tey 18e di woo ñëpp nag. ma leen di présenter sama jaam bu sooful bi Rokhaya. buuru séeréer ak Joola yi donc tey dañu wàcc dans le 18e pour sensibiliser nit ñi. ñu wax ni dañuy voter mais il faut aussi faire voter suñu famille yi nekk fii ak suñu famille yi nekk Sénégal tey loolu moo nekkoon suñu yitte man ak Joolaay ak séeréer tey ñoo ànd. coalition boo xam ne neex a ñooti lañu. waaw kay ñu ngi maa ngi leen di pass suñu sœur bu sooful bi mu wax ci xalaatam ci journée bi ñu tànn nii pour dem jàppale Sonko solution. journée bi de ñu ngi nii ñu ngi ci kawam ñu ngi nii Château Rouge di dox ndànk jéem a rencontrer sénégalais yi waaw jéem leen convaincre rek ci solution bi incha allah yàlla nañ ci yàlla jàppale. waaw maa ngi leen di pass sama voisin bii nga xam te ne sooful ngeen gis ne Sénégal moom fii moom waa France réew meeg Pastef ñoo ànd di def massification ñu lay wax sa xalaat ci élection yi ak ñun ñiy door nu ñu war a doxalee. waaw nu ñu war a doxalee mooy benn combat la ñu am benn objectif. effectivement muy Macky Sall ma fi jógee en 2019. donc man na waxaat ko ñaari candidat ñoo ne Sénégal muy président Idrissa Seck ak président Sonko. donc nañu xam lu ñu bëgg. xam ni benn combat la ñu am. xam ni suñu ñaari leader yooyu. voilà lu leen ñor rek mooy njariñu Sénégal. donc nañ leen ko jaarale yoon. ma leen félicité si liggéey bi parce que yombul ak sedd bi ngeen ne si biti. donc di leen jaajëfal di wax rek yàlla nañu yàlla may jàmm bu ñu yegg si jàmm. te tal ko. waaw kañ merci beaucoup Ponce. donc soxna si ñu jigéen ñu avancé ñu ngi nii di avancé donc di dugg ci 18e bi pour jéem a sensibiliser le maximum. ñu ngi woo ñu nekk Sénégal aussi ñu def pareil. ñu nekk ci yenn gox-goxaan yi tamit Europe ak États-Unis bu ñu mënee génn waxtaan ak seen i am di jàmb yi pour ñëpp mën a voter Sonko mu mën a jàll premier tour nit koo xam te ne anti système la koo xam te ne président bu bees tàkk boo xam te ne dañ ko dajji ci paquet la mooy dara lu tilim bokkul ci moom donc neex a buux moo nekk solution tey ku bëgg changement ku bëgg développement solution lay àndal. looloo tax nag ñu gis jigéen ñi yëpp ñi ngeen gis nii jigéenu Pastef yi ku ci nekk dafa bàyyi yitteem tey pour ñu commencer di dugg ci biir gox-goxaat yi 18e dem 10e arrondissement sensibiliser le maximum mooy na ñëpp voter Sonko dañu bëgg 100% solution. ma leen di xam loon ne du xaalis mooy liggéey tey Sonko amul xaalis mais am na compétence bi nga xamante ne. mooy tax tey jii ñu mën ko teg mu nekk président de la république defar Sénégal tey ñu ngeen gis ñuy joxe xaalis yëpp Sénégal ñu ci gën a bëri xaalis bu ñu sàcc la tey moom dafa ñëw ne man de du ma sàcc te du ma mës a sàcc man sama compétence daa leen tegal ci table bi bu leen jaralee ngeen génnee seen xaalis financé ma ñu defaraat suñu dëkk kon kooku neex naa buux donc ñu bëri ñu ngi wax que ne démb amuloon oto yu muy defee campagne man maa ngi koy encouragé le maximum ne ko yàlla ki gën a néew mi doole moom la yàlla àndal kene amul xaalis mais ñun ñoo ko tànnal suñu bopp topp ñu ko ngir xaalis topp ñu ko ngir poste mais dañ ko topp ngir compétence am te gëm ne bu fi toogee dina defar Sénégal loolu tax ñun ñii ñu takk suñu ndigg xam ne suñu candidat amul xaalis mais neex na jàppale ndax loxoom set na moo tax tey jii rusuñu sax ndax fi ñu dugg 18e ñi ñu njëkk a waxtaanal bi ñu waxee lu ñu wax ñu ne ñu Sonko la ñu àndal ñoom la ñu gëm donc fii am na ñu bëri tey jii ñu ngi topp ci ginnaaw. yow koo gëm. waaye xoolal ñi nga kii xool dañuy wax Sonko rek xolam sedd xam nga suñu càmmañ bi léegi Sonko moo tax sax ñu xëy tey jii di massifier le maximum nit jox leen ko flyer. waaw kii ci sama kii la bokk. ci sa gars yi la bokk.
ah voilà di nga suñu càmmañ bii ndeysaan dafa dégg ñuy wax Sonko rek gis na dañoo xëy pour wax a Sonko rek mu kontaan ba bëgg a dee tamit du yokk ci grain de salam ne moom jeune la jeune boo xam te ne dafa fas yéene defar Sénégal lay àndal donc ñun ñu ngi ni kontaan nañu parce que ñu ngi ci 18e mais gis nañ ne ñu waxataanal ñëpp bëgguñu feeñ ci caméra mais ñu ci gën a bëri tey Sonko la ñu àndal kon loolu c'est rassurant mooy tey nit voteetul nit ndax am na xaalis voteetul nit ndaxte nit ka da koo fay mooy dañuy voté parce que gëm nañu nit ki ne bu ñëwee mun na defar Sénégal kon ñi nekk Sénégal tamit nañu am conviction boobu noonu gëm ne bu ñu falee président c'est pas parce que daf leen may xaalis la mais parce que kooku bu ñëwee dina defar Sénégal tey c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu am candidat boo xamante ne tey dafa bëgg ñu élire ko ah mu ne ñu ne amul xaalis du sàcc du def corruption tey ñi fi am yëpp dañuy corrompre nit yi pour ñu voter leen tey jii am nañu candidat bi nga xamante ne corrompre kenn dafa woo ñëpp ah ne leen kaay leen ñu ànd liggéey Sénégal foog naa ne kooku moo ñëw pour defar ñëwul pour yàqal ñu ñëwul pour sàcc ñu tey gis ngeen Farine balaa muy yéeg nekk président daf ñoo sàcc mu yéeg continuer duñu sàcc tey bu leen falati ku leen di sàcc mooy ñi nga xam te ne dañ leen jox ay milliards ñooñu ñëpp ay sàcc lañu ñooñu ñëpp ay sàcc lañu waaw. kon ñu dugg fii chez Georges mi ngi nii. waaw chez Georges loo xalaat ci Sonko la ñuy jàppale. léegi ku ci bëgg a wax rek pour Sonko. non sama xel. waaw. yaa ngi ci Sonko. man kay foo leen ànd rek ma ànd ak yéen. gis ngeen yow wóolu nga ànd ak yéen. kii voilà nekk leen 100% Sonko. yéen ñëpp leer ne Sonko rek magasin bu rëy fii nii ci rue Mira bi. voilà premier candidat rue Mira numéro 29 suñu frère. gis nga rek dégg nga li mu wax nee na moom mi ngi ci Sonko kon nag mi ngi ci Sonko. rek am ku baax. waaw. koo xam ne sopp leen ko. wóolu leen ko. waaw. teg ñu si yoon. jeex na. ñi nekk ci biir nag am na ku bëgg Sonko wala amul ku bëgg Sonko. Sonko ji ngeen tële na le fële la toll nee na Sonko. ah non kooku sàcc la. fii nii ko ñun dañoo bëgg a ñibbi dëkk ba am na pétrole am na or duñu wax ak koo xam te ne sàcc la donc même ki nekk ci biir sax doon yëkkati loxoom Sonko la àndal parce que Macky sàcc la donc di nga ñi àndaloo ndax Macky yëpp nee nañu tey jii Sonko la ñu àndal fii ci 18e ndax Macky sàcc la kon fii jiitu nañ fi waa Macky dégg naa sàcc nay milliards yónnee fii pour corrompre waa 18e mais waa 18e nee nañ kenn corrompre tu leen ñoom ñëpp solution la ñu àndal parce que tey jii nii immigré yi dañoo sonn France ñii ñu ngi leen di rapatrier ñii ñu ngi dem ñu leen di signaler ay sauf-conduit ñoom ñëpp nee nañu tey jii ne solution la ñu àndal parce que solution bi nga xamante ne tey jii moo nar a xeex tubaab yi ba dooleel ñu suñu àq ak suñu yelleef ñoom ñëpp 18e nee nañu solution la ñu àndal kenn àndu feex Farine. kon dégg naa 150 000 euros yi nga xam te ne moom la déboursé pour corrompre waa 18e nee nañ bëgguñu ci dara que ne ñoom tey jii ñoom ñëpp Sonko la ñu àndal. non dama ne waa 18e fi ñu romb yëpp nee nañu 150 000 euros yi nga xam te ne moom la Farine déboursé. ñoom ñëpp kenn bëggu ci dara. ñoom ñëpp 100% Sonko la ñu àndal. voilà. ñi ngi en live ñi ngi en direct. waaw gars ñëpp koo wax mu ne leen Sonko ñun Sonko moo ñu ñor Sonko la ñu gis daal mu doy ñu vraiment suñu xel dal na nag te yàlla nañu yàlla defal jàmm ba Macky Sall du mën ci élection yi dara loolu daal la ñuy wax. voilà gis ngeen jigéen yi nga xam te ne dañu am maanaa am classe respectueuse nag femme Sonko yi gis ngeen dañoo dañuy neex a àndal boo àndeex ñoom kenn du la yab dañ leen respecté fii France mooy ñoo xam te ne nekk ñu fi di taxawaalu ay mère de famille lañu am seen liggéey ñu respecté leen gis ngeen seen solo yu ñu solu waa Pastef dañoo correct gis ngeen xool leen ma xale yi dañu am maanaa gis ngeen di nga ñii civilisé rek lañ def ñii dañoo neex a ñor di ñii gunge day dem xale yii nii ku ñu gunge day dem donc fii la xewee fii nii Pastef ku bëgg a bokk ñëwal ci ñun ku bëgg a bokk gungeel Sonko donc 100% Sonko xale yi bind leen Sonko vive Sonko ba ca palais ba waaw lu ci Farine bañul nag nammuñu ko ci ndaxte tey jii mun naa wax ne ku ay nit gunge kooku mooy gagné ku ay dof gunge ñu mel ni ay kuramaki
kooku moom day perte d'avance xam nga Sonko nag ay nit yoo xam te ne c'est des juristes de la faculté intellectuelle tey ñoo koy gunge seen bopp yi day nàcc ñoo xam te xam nañu liy développement ñoo xam te ne xam nañu li ñuy doyee zircon ak pétrole ah ak or nee naa ñooñu ak phosphate ñooñu ñooy gunge Sonko bokk mooy suñu solution neex a gunge xale bi civilisé na xale bi compétent na xale bi foo ko yóbbu mun naa wax nit yi di ko dégg te ñi ko gunge ci el bi nag mun naa wax ne neex a gunge rek la ñu doon mu nekk ñu mel ni Atepa donc on parle au nom de la coalition Sonko tey coalition la ñuy demee mooy coalition boo xamante ne ñëpp ña ca bokk dañoo liggéey fight ñu ràññaatle leen ca fa ñuy liggéeyee ñu doon PPP ñoo nekk ca coalition bi dañuy dugg fii naa ma nga ñëwguñu non tëjuñu mais ñëwguñu atelier yi duggoon nañu sax. waaw bokk mais est-ce que demoon ngeen ci salon yi nekk côté bële na la. fii nii non côté bële am na fu ñu duggoon waaw. duggoon nañ kay. d'accord donc ñu ngi sillonné nii 18e di rue yi ni ñu demee nii mais tam waa APR di moo tax du ñu woon fi ñu jaar parce que ñoom amuñu ay nit xamuñu yoon bi xamuñu dëkk bi ñoom Fouta la Jolie rek la ñu xam. salaamaaleykum. salaamaaleykum. fii ñëwoon nañ fi ci bokk naa bi na ngeen def. na ngeen def suñu càmmeñ. kii moo ñu ah yow ay dama kii lim ñu woon bi. kii de bu bëggee ñu may la ko Sonko ngay voté. fii ku fi bëgg a am njaboot ju rafet sax Sonko ngay voté. ji nga soxna Sonko yi dañoo neex a àndal ba fu ñu romb sax góor yi dañuy xam ne dañoo civilisé intelligente ba ñoom ñëpp dañ ciy bëgg a takk jabar pour vous dire que ne naka la ñu àndeex ñam ñun waa Sonko. salaamaaleykum. na ngeen def. ñëwoon nañ ci bokk naa bi temps bu ñuy wër xaar yi. ah bon mais après ñu yoon ñu mu rafetoon ba dee. dañuy ñëw présenter leen suñu candidat bi nag. Ousmane Sonko. ne waaw. waa jox ngeen seen ay carte rek. waaw maa koy voté ku nekk sa xol waaw. non votel solution moo ko yor. newal solution rek. xale yi jël dëkk bi defaraat dëkk bi dinaa xool. non newal solution. non dinaa xool daal. non newal solution mais rek. Idi laa jëloon décision. non jëlal solution mais yëpp benn. Idi ñoo bokk Serigne moo tax. ah d'accord. sëñ Moussa quoi sëñ Moussa. non opposition bi la. ah oui. waaw na fi mag jugee. maman waxal bu baax non filmé wu ma la xoolal filmé wu ma la waxal rek waxal dinañ la dégg. non yal na Sonko gagné. voilà man de maa ngi Sonko 100%. merci man beaucoup maa ngi ñaan may leen ko kër yu bëri suñu maman bi nee na mu ngi Sonko am nga sa carte électeur am naa ko merci beaucoup sama xol sedd na. place am Xaadim ki ngeen doon teg si biir. fan mooy place am. mais carte yi foog ngeen donc suñu maman bi nee na moom suñu maman Sonko la àndal donc ne ñu ngeen 18e ay nit ñu conscient rek ñoo fi nekk ñoo xam te ne dañu bëgg Sénégal développé moo tax ñoom ñëpp nee nañu Sonko la ñu àndal di nga suñu maman bi puusuñu ko sax moom nee na Sonko la àndal kon boog Farine xoolal yow da nga am xaalis Sonko am ay nit ñu xool ndax am nit ak am xaalis ban mooy gagné man de gëm naa ne am nit moo gën am xaalis moo tax it fu mu nekk nii Sonko rek ca kaw ca kanam mu jaral ñu ko nag coalition Sonko A ba Z xale bu bëgg a am liggéey suba na ànd ak Sonko xale bu bëgg a tekki suba na am ak Sonko xale bu bëgg Sénégal mel ni Qatar na ànd ak Sonko on vous appelle vous tous bàyyiwuñu kenn ñu ngi sillonné nag di continuer di sillonné ci rue Paris yi di sénégalais bu ñu taseel sensibiliser la nga ànd ak Sonko Aïda Amar loo xalaat ci programme Sonko bi ndax mun nga au moins gën a sensibiliser gars yi ci programme Sonko. waaw programme bi de nii lay demee saa yuñ ko mënee rek dañuy xëy dugg ci quartier yi xool tu peux passer allez-y xool gaañ yi
waxtaan ak ñoom gën leen a ñaax rek pour ñu votel Sonko loolu daal mooy suñu tànk yor flyer yi di dugg ci restaurant yi dugg ci fépp daal fépp foo xalaat rek ni Sénégalais nekk na fa rek fas yéene nañ fa dugg takk suñu ndigg daal vraiment pour jàpp rek ñu ñëpp votel Sonko Macky Sall du dem sax deuxième tour waaye 4e tour lay taxaw. voilà donc xale yi gis nga gel yi léegi ñoom ñëpp dañu motiver c'est des mamans yoo xam te ne dañu motiver ñoom ñëpp pour wàccee Sonko. ñoom ñi dem Sénégal di ñëw. waaye yéen ñi dem Sénégal di ñëw vote xoolal wane wu ma leen de ko leen di voter ndax ñun Sonko la ñu àndal. yow Khady. Khady yow loolu ñu sewale yi nag waaw. non yow filmé ko moom mu wax la kan lay voter. waaw koy voter ah waxal rek wax ko bu fort. Sonko rek laa bëgg Sonko rek. soxna si koo xalaat. maa di gis sama cousin. yow xooleen ko li nga ça m'étonne pas. donc fii dañoo nekk di sillonner tout. dañu nekk di sillonner 18e pour sensibiliser nit yi le maximum pour Sonko ñuy voter Sonko. non même fii RIAF bari ngeen. soxna si kontaan naa ci yow jàppale sa xarit si yëpp ñu ànd ak Sonko voilà voilà mooy solution bi moo président de l'avenir de di nga soxna si li mu wax nee na président de l'avenir. fi mu ko waaw moom mu wax. voilà waaw. waaw GP la ñu wax GP ñoom xam nañu nekk bi xam li nekk bële. voilà yéen ñi dem di ñëw yéen a mën a gën a mën a wax lan moo xew dëkk ba. xam nañ ñaari boor yëpp mos nañ fële mos fii. ñun Sonko la ñu àndal ñun moom la ñu bëgg. parce que xam naa ne moom mooy avenir. waaw moom vraiment day dem sax nag système bi dara mënu koo téye. Sénégalais yi moom rek la ñu bëgg. waaw parce que ñun dañuy dem di ñëw am nañ lu fi xew. am nañ lépp waaw bëgg nañ ko daal en tout cas. ah merci xam naa moom day gagné beaucoup am nga sa carte électeur. waaw neex a ñoo ah yow moom bokk nga ba pare di nga bokk naa bi di nga yii ñoo may dundal di nga lii moo may dundal saa bu ma tasee koo xam te ne day votel Sonko rek sama xol day sedd moo tax tey ma xëy le matin. ah ñun ñëpp ñu xëy ne dañuy wëri ji ñuy votel Sonko boo gis ngeen sur maam kan moo xam ne rek nit nga di ànd ak Macky Sall. je me le demande amul je me le demande amul je me le demande gaañi ñoo suur Macky gaañee doyal ci Macky vraiment na Macky dem abal ñu bàyyi Sonko xaw a redresser dëkk bi dañu gis suñu bopp ci dëkk bi nañu abal vraiment non nañu abal ji ngeen soxna si li ñu wax sama xarit yu soofu lii li ñu wax nee nañu ñoom Sonko la ñu àndal te Sonko la ñu wóolu mooy Paris yëpp Sonko la ñu wóolu boo jëlee 100 personnes 600 personnes yi benn nit rek moo lay ne farine la àndal te benn nit boobu boo ko seetaat ko ah xëy na da cee am intérêt wala dafa bokk ci neex a ñoddi yi ñun nag kenn duñu ñoddi ñun ñoo xool ku ñu doy ñu ne dañ koy jàppale. Badji Bambis maa lay nuyu bu baax a baax sama càmmañ bu sooful boobu noonu ngeen partagé xool jeunes yi dama bëgg ngeen génn nu ñu def nii ku ci nekk bu defee porte à porte jéem a sensibiliser le maximum de personnes pour ñu mën a voter Sonko suñu dëkk dafa war a naat boog le Sénégal doit se développer lii Ousmane Ba di naan développer par force tey Sénégal dafa war a développer par force nga xamante ne développement boo xamante ne ku bëgg a ñëw Sénégal day demander visa ku bëgg a ñëw Sénégal day ñaan permission boobu mooy dañuy naat ba ñun ñooy tànn xool ku ñu kanamam neex mooy dugg ku ñu kanam neexul du dugg ci dëkk bi pour ñëw goûter suñu soleil loolu nag ça dépend que de nous tey yàlla may nañu lépp Dieu nous a tout donné tey Macky Sall yàlla dañoo may lépp mu ñuy toggal sombi tey dañoo bëggatul sombi boobu farine jëlal sa sombi nga gàdde ko day xam lu ñu bëgg président boo xamante ne il sait ce que c'est que le développement accompagner des cadres sénégalais mooy cadre yi nga xamante ne dañu mën a defar fu ñu dem defar fa fu ñu dem toj fa ñooñu la ñuy waxal te ki ci gën a yomb defar moo nekk Sonko donc ñu ngi leen di woo yéen ñëpp le maximum nu ñu def pour sensibiliser ubbi nañu ñu ngi nii di dugg fene nga ne léegi bi est-ce que bëgg na wax benn mot ci Sonko waaw am yaakaar ci Sonko voilà yàlla bu yàlla tas yaakaar waaw léegi nag da ngay bañ ñu décevoir te ñun ressortissants sénégalais yi
amaguñ benn président boo xamante ne mënagul nañ wax ne lii la ñu defal. waxal naa ko fi Tanor Dieng nag en 2003. fii. ñëwoon na fi ànd ak Alimatou astaghfirullah 2008 ànd ak Alimatou Mbaye. ma waxoon ko ne ko ñun le ressortissant sénégalais de l'extérieur. benn président bu ñu defalagul dara bu ñu mën a wax ni suñu faveur la amagul. effectivement surtout si titre de séjour yi. ci di ñu taxawu nit ku gaañu loolu yëpp. xoolal par exemple marocains yi bu ñuy dem vacances seen dëkk. dañuy def galerie seen kii lu ñu am même cuisinière sax dañ koy teg ci kaw bu ñu demee duñ ci fay dara. ñun sénégalais bu ñu àggee port ñu duñu bëgg a rek bu ñu àggee aéroport ñu duñu bëgg a rek. alors que te ñëw ñaata sénégalais nga yor Sénégal. sénégalais bu nekk. yor nga au moins 10 wala 15 personnes. yoo xamante ne yow grâce à toi ñu ngi dund ginnaaw yàlla. kon ñooñu yow soutien nga de famille ba. ba pare yaa ngi jàpp ci développement réew ma. mais ñun lañu fa amagul dara. mais nag xamal loo tax sëñ bi. ba di nga bu Sonko yéegee. il faut que ngeen ñëw bokk ci plateforme yi nekk fii. pour ñuy wax suñu doléance ñun ñi nekk immigré yi. xam nga buñ dul ñaxtu fu ñuy déggoo kenn duñu dégg. bu ñu du politique mais. xam nga li ñu dalee dafa xaw a métti. parce que problème mooy sénégalais. mën naa créer. ñu ànd def dara. mais dafa mel ni bopp sa bopp bi dañu gën a ñëw. te bopp sa bopp boobu amul avenir. maa fi ñëwaat nag. maa fi ñëwaat ñu def suñuy réunion entre ñun parce que ñun c'est bien beau ñu fal. mais bu ñu falee tamit il faut mu defal ñu lu ñu neex. mooy dañuy fal ba pare topp nit ki ah nga xam mu ngi defal lu ñu neex wala defal ñu lu ñu neex accompagner suñu président wax ko ne parce que président bu mel ni Sonko dundul France ñu ñuy dund fii ñoo war a mën cee jege ne ko ñun lii ak lii dañu nga defal ñu nga accompagner bi moo tax da nga koy fal ba pare nga ñëw accompagner ko ne ko lii ak lii nii nga ko mën a defee pour ñu mën cee yegg kon sa kàddu rafet na trop franchement nee naa lii lañ doon xaar ci Sénégalais yoo xam te ne ñu ngi rêvé seen dëkk développé ñu ngi lay remercier bu baax a baax effectivement waa kañ merci waa kañ merci j'ai pas beaucoup ici. Dakate dafa sax yomb maa ngi koy dëbb kii moom franchement sagal nañu taxaw na jël na yaakaaram ñëpp teg ko ci Sonko yàlla bu yàlla tas yaakaar donc président Sonko j'espère que di nga déglu doléance su sénégalais yi nga xam te ne tey ñoo nekk 18e fas yéene la votel teg sa seen yaakaar ci yow donc donc ñu ngi nii gis nga suñu yoon bi dafa xumbate dagan ñu ngi waxtaan ak yëpp Maguette Tall maa ngi lay nuyu bu baax a baax. C'est vrai pour les Marocains roi nandité la ñu am waaw effectivement parce que même roi marocain sax même Maroc royaume la ñu am mais roi bi au moins mu ngi liggéey pour intérêt wu dëkk bi mais ñun dañu am ki nga xamante ne dafa bëgg a teg royaume ba pare li royaume boo xamante ne boppam lay liggéeyal moo tax ñuy woo ñëpp. waaw ñooy lekk ceeb ñoo fi ne fii c'est la première fois ma dugg te yéen ñi moom def nañ seen coalition. salaamaaleykum. donc ñu ngi nii ci benn restaurant sénégalais di joxe flyer yi ma ñëw ah. déranger wu leen ah. di leen présenter suñu flyer yi Sonko. Sonko laay wax yàgg na loolu. ah sëñ bi loolu neex na. Sonko laay wax yàgg na. voilà jërëjëf li nga lii neex na Sonko ji nga diaspora bi yëpp seen espoir si yow lañ ko teg donc lii dafa neex ci xol donc Sonko lay votel kii toog ci table bi nee na yàgg na donc Sonko jeunes yi yëpp ñu ngi ànd ak yow voilà di la sant di la gërëm. sëñ bi jërëjëf yow yaa nekk espoir waa kañ merci beaucoup waa kañ merci beaucoup jërëjëf ci ngeen fii ci 10 personnes benn nit rek moo fi ànd ak Macky mooy on est majoritaire jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm soxna si kontaan nañ bu baax a baax ngeen jàppale ñu dégg waaw di ngeen si 10 personnes immigré benn nit rek moo ci àndal farine mooy benn inconscient rek moo am sur 10 personnes kon sant yàlla loolu am na solo bu baax a baax a baax parce que en même temps dañuy def sondage pour xool fi ñu dugg ñaata nit ñoo ànd ak farine ak ñaata nit ñoo àndul ak farine fii dugg nañ ci benn restaurant boo xamante ne si 10 personnes ya fa nekk benn nit rek moo fa ànd ak farine xëy na mbokkam dafa bokk ci gouvernement bi
xëy na en tout couleur la voilà neddo ko bandum la donc c'est normal donc ñu ngi duggaat ci beneen kii beneen ci ay coiffeur mais balaa may wone aussi il faut que ñu dugg laaj permission parce que am na ñoo xam te ne bëgguñu feeñ mais est-ce que bëgg nañu waa ay Sonko lañu. waa kañ sëñ bi ñun ay Khalifa Sall lañ. ñëwal nga jël nii waaw. non Sonko amu fi. waaw léegi kan moo fi ànd ak Sonko. ñun Macky Sall la ñu àndal nag. waaw ñun ay pël lañu. Macky nga àndal. waaw Macky la ñu àndal waaw lii nee na ñoom ay pël lañu. ñun ay Macky la ñu àndal. non du question pël donc yomb nañ ci. donc neddo ko bandum la. donc à part neddo ko bandum ñan ñoo ànd ak Sonko. non boo àndee ak Macky moom waxal rek Macky nga ànd garaaw. ah voilà. non kee sax du Macky. yow koo àndal. ah waaw kañ yow neex ngaa waxal gis nga fii nii am na ñi nga xamante ne pire wala Sonko parce que ñii dañu bëgg changement ñii bëgg nañ seen dëkk développé wante nag ci àdduna day am ñi nga xamante ne dañuy pro développement am ñoo xamante ne dañuy prôné pour sous développement. donc ñii xam nañu coono bi nekk ci dëkk bi yéen en tant que immigré est-ce que gis ngeen état sénégalais defaral leen ci ay këyit ci ay démarches ak yooyu waa voilà loolu yëpp parce que loolu yëpp tamit il faut ñu wax ko Sonko pour bu yéegee wala mu nekk pur comme ni ngay wax bu yéegee ñu mun a gëstu population sénégalaise parce que c'est bien beau nga ne état bi nekk au pouvoir nga faral bu fekkente ne kooku continuer di defalul la nga xam te ne da lay jëriñ tey ji ngeen immigré yi ñuy rapatrier yëpp fii sama carte d'identité rek ça fait bientôt 1 an mënu ma fexe ba jot ci di nga carte d'identité ça fait 1 an jotu ci voilà donc loolu yëpp nekk na li nga xam te ne moom la ñuy jàkkoonteel fii nga xam te ne moo nekk France en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax a baax au moins xam nañ ne am na ay jeunes yoo xam te ne ils prônent pour le changement développement dëkk nag day am ñoo xamante ne dañuy bëgg a développer am ñoo xamante ne dañu bëgg a des sa tiers monde bi loolu nag yàlla moo koy def ñoo xamante ne yàlla da leen nattu rek pour ñu tag ca tiers monde bi donc moo tax je les comprends yow Macky bu doon liggéey doo des France ñibbi woon nga yàgg na Macky moo taxee di nga yàgg ñëw de ama inconscient dafa am ci dëkk bi ñi nga xamante ne Macky defalu leen dara mais c'est des adeptes de sous-développement loolu foo dem fekk ko fa mais gis ngeen ne yow man fi ñuy toroxalee Macky man dama ciy ànd kontaan ci sëñ bi loo xalaat koo àndal jërëjëf neex non jëluma la xoolal voilà waxal lan moo tax ngay voter Sonko parce que loolu yomb na non je veux que le système change. effectivement gis nga France yëpp lu ñuy laaj mooy système bi mooy soxna si yow man maa la mag xam nga maa la mag foofu non dama ne France yëpp lu ñuy laaj système bi waaw loolu moom dëgg la France gi rek Europe Amérique Sénégal ci boppam sax dañoo waxuma xam nga vote dafa bari façon am na ñoo xam ne ndigal la ñuy voter am na ñoo xam ne mais conviction voilà mais tout jeune conscient vouloir le lendemain de ses enfants voilà effectivement merci beaucoup mon frère wax bi rafet na dégg nga li mu wax rafet na nee na tout jeune conscient mooy képp ku nga xamante ne day jouir faculté intellectuelle Sonko lay votel pour l'avenir de ses enfants kon fii France ñëpp ñu conscient tey Sonko la ñuy votel parce que tey ji nga Farine mii nekk au pouvoir mooy signé sauf conduite u sénégalais yi ñuy rapatrier tey gis ngeen y a 1 mois ñu won ñu benn sénégalais bi nga xamante ne dañ ko doon rapatrier damm loxoom ci biir avion bi y a pas Macky Sall bu wax mooy immigré yi sonn nañu te amuñu kenn ku leen taxawu tey bu ñuy rapatrier amuñu kenn ku ñuy jàppale kon tey na immigré yëpp am fulla am fayda bañ a votel Macky parce que boo leen votelee Macky mooy seen tumuranke mu ngi yokku boo leen votelee Macky di ngeen visa yi est-ce que étudiants yi nga xamante ne dañuy yokk seen scolarité Macky wax na ci waxu ci mooy misère u néew mi doole Macky waxu ci dara moo tax fu mu nekk nii dañuy dugg 18e ñaax waxtaan ak suñu mbokk yi le maximum sensibiliser leen ba ñu conscient que ne tey jii voter Macky génne fi Macky Sall c'est une urgence waaw voter fi Sonko
nee naa mooy solution parce que solution boo xam te ne day defar la te bu naree defar moom nee nañ cin bu naree neex day xeeñ te cinu Sonko li muy xeeñ dafa neex li muy xeeñ dafa neex mooy fa mu jaar yëpp kenn sàcc fa mu jaar yëpp dafa liggéey bu rafet collègue am yi yëpp moom la ñu àndal ñi xaritam yi yëpp moom la ñu àndal ay mbokkam yëpp moom la ñu àndal. waxal ci Cissé Lo le fait que muy wax naan bëgg na xam Sonko fa lay jëlee xaalis boo xam ne day parce que ñun ñoo fi nekk di liggéey di cotiser pour parti bi ñun lekk ñu xaalisu kenn ñun kenn jënduñu kenn joxuñu xaalis loolu laa bëgg nga wax ko Cissé Lo mën koo dégg. voilà Cissé Lo suñu planton bi gis nga ñun ñu sooful ñii te nekk France ñoo jël suñuy xotaat cotiser suñu candidat bu neex a buux bi muy Sonko mu mën a présenté wu defar dëkk bi. donc instant bi boo bëggee xam kan moo financé Sonko nga wooñu ndax ñun dañuy fay impôt on est imposable donc dinañ la yónnee ñun suñuy impôt comme ça nga xool ne xaalis bu ñu lew lu ñu jël yónnee ko Sonko pour mu mais ñun suñu boss a ngi ci kaw de Sonko ngi fi daal nii rek su événement de ces 20 jours ngeen ñëw déedéet yaa ko la. non non ñun musul am même bu amul woon événement dañu daan ñëw ñun dañu fi ñëw remercier leen parce que ñoo bokk naa ngeen bokk yéen ñoom dañu ñëw dem fekk bokk naa ñun mosu ñoo toog di xaar événement ñëw ñun ñu fekk ko. mais ñun dañuy door nag dañuy door. ngeen di door c'est sûr. dañuy door Sonko ça fait 5 ans day door jàppale leen ko. dafa mel ne dañuy doog a commencé. voilà liggéey waaw. kan moo wax moom Sonko la. léegi big Sonko bi mu ngi nii. non. ci APR la. ki boo xoolee xam ne APR. non moom. ok moom Sonko la da pare ne Sonko. sëñ bi yow neex nga ma. non feeñoo wana ma la. ñu bëri ñu bëgg Sonko bëgg ñoo feeñ mais ñu ngi fi. moo ko fa taf c'est que yenn saa day am ñoo xam ne dañuy bëgg Sonko ba seen biir xol mais wax ko day xaw a métti. non Bokar voilà donc Bokar bëggul wax mais gis ngeen ci buntu salon bi ji ngeen buntu kii bi ji ngeen Sonko la fi taf donc li mooy wane ne bëgg na Sonko mais xëy na dafa bëggut a feeñ ci caméra yi. ça fait plaisir mooy France ñu ngi dund Sonko. tu vois mu ngi dund Sonko. nee na naa ko jox mu def course am. ma ne kon kii Sonko lay voté. non boo filmé de. non filmé wuñu la ñu say kuy wax da ngay mën a di wax mais duñ gis sa kanam. ma bàyyi la lii. waaw xam naa ne waa coalition Idy Diarra xoolal gis nga. yow filmé moom nag moom xam nga Sonko yi dañu am maanaa. non c'est que ñu bëri bëgguñu ñu filmer leen mais xam naa ne ñu ànd ak Sonko lañu parce que seen buntu salon de couture dañ ci def photo Sonko pour wane ne Sonko la ñu àndal donc nit ñaa ngi def seen liggéey ni ñu ko waree nee naa waa Sonko ñu ngi jaar di def li ñu war a def seen liggéey donc fi ñu romb yëpp bu ñu gisul Sonko Idy la ñuy gis donc opposition bi ça me rassure que ne opposition bi ñu ngi def seen liggéey. rawatina waa Sonko donc Sénégal gis naa ne nit yi bëgg nañu changement qui sont assez conscients pour xam ne Macky Sall liggéeyul que ne Macky Sall da leen di nax que Macky Sall sombi la leen di dundalee te tey Sénégal bëggatuñu dundee sombi dañu bëgg a lekk bu neex dund bu neex dund bu xappi bu ñu bëggee voyager bu ñu bëggee toog seen dëkk qu'ils le pour ñu mën a dund bu xappi comme ni tubaab bi di dundee donc moo tax xale yëpp jóg. donc la buñ ko weesu fa la fekk Sénégal ay bàyyam fa lañ fekk Sénégal mais virage bi su muusoon comme France demoon lay def wala daal di génn ci bopp bu rëy waaw yaakaar nañ deuxième tour dina am xawul na dañoo xool bi am doole Sonko su mag yi yaakaaroon nii lay mel du ko dàq li daloon assemblée mag yi 2007 moo dal Sonko tey mais hypocrite yi war a jàppale Sonko tey Idy dafa war a dem Sonko paa bi dafa war a dem Sonko
direct. jërëjëf sëñ bi. Sénégal de toute façon ñun ñëpp a ko mën a defara la main avec tout le monde. fekk nañ Abdou Diouf. fekk nañ Abdoulaye Wade. daw nañ ci monde bi lu bëri. xam nañ fi lu bëri te léegi mënoo nëbb kenn dara. mais nga toog di nax sa bopp loolu nag ñun ku ci am 25 ans mënutoo jëriñ sa bopp avenir bi ngay jëriñ. wax jee bëri kër ci kër nii rek loo sàcc c'est zéro. c'est zéro. soo liggéeyul tamit sa problème la. nekk fii dawali 4x4 rek di yóbbu Suisse xaalis ak yóbbu Suisse France loolu du dara parce que loolu c'est le xool lii la Sénégal. da ngay tëdd yow sa benn néeg ngay tëdd pare nga ci soo yeewoo yow nit ñi yéen a yem. soo nelawee yéen a yem. bu la yàlla may dara nag nga defoon yaa gën nit ñi. kenn gënul kenn liggéey moo fi nekk soo amul liggéey dee nga. non liggéey na mais dafa def ay bêtises. virage bi daf si waroon génn moom. génne Sénégalais daal dem yoon. li Sénégalais yi gën a bañ moom la def di tëjaatee. non tëj bi sax mënul ñàkk non tëj mënul ñàkk bu def heure ñu tëj politiquement mais virage dafa am loo ciy génne ni Hollande il est le seul président France bi mos a liggéey benn président liggéeyu mais dañ koo dammate mais xoolal Macron li muy rek gisagul dara grève bi day dem ba mois de juin. année bi xoolal 2019 France 2018 c'était moitié 2019 c'est zéro. 2018 bi ñëpp ko yëg. yaakaar nga ni Macky dina wàcc. mais mën na wàcc ci kaw lenn depuis 40 bi ñu ko yàqee si législative lañ ko waroon song mais opposants yi dañoo ragal. non du question moom vote bi dafa am ñaari affaire yu ñu tëdd. ñun ay mathématiciens lañu dañoo daw ba sonn kenn dàq ñu jàll mais dafa am benn affaire li mu génne si kàddaa chiffre yi rek di génn fa lay daal même ñoo sàccee mun koo calculer. waaw parce que il a fait des postes yoo xamante ni uniquement pour sàcc la loolu nag moo koy daaneel il n'a rien compris. mathématique yàlla dafay participer toujours 1 plus 1 égale 2 primaire mais 1 plus 2 soo demee ba lycée nekkatul égale 2 de ay règle lañ lay tegal loolu mooy gouverner. non dañu war a ñëw si moom. su fekkoon ñoom li ñuy woote mi ngi ci ñoom. voilà defar dëkk bi rek. defar dëkk bi leen taxaw ay Abdoul Mbaye liñ def boo ko sàmm jee ñun Sénégal dañ koo xam bu baax dofuñu. mais ñoom ñëpp fi mu ne dañuy gis ne moo nar a dem. Idi su gagné xool macha allah dañuy demaat 5 ans dàqat ko rek. li nga solution bi de sëñ bi wax na ko solution bi moo nekk Sonko. gën a tax moo dem mënoo tëj Karim deful dara nga bàyyi ko mu dem. non déglu ma rek nga génne ko dëkk loolu dara Karim c'est un Français la moo tax mënul ñëw fi la moo tax mënul dellu Sénégal. Abdoulaye Wade nangul wax Karim nangul wax Macky Sall nangul wax ñëwaate weesul foofu. léegi koo yi nga xam ne xamuñu politique ñoo fi nekk ne Abdoulaye Wade ak Macky yëpp ñoo ànd. Abdoulaye Wade Macky ak kii yëpp ñoo ànd. demal nag ba après di nga ñëwaat fi ne ma yow doo nit politique. kon nag yàlla na fi système bi toog rek. non système mënu fee toog. système mënu fi toog yàlla na fi Sonko toog. rétablir mooy Sonko rek. système bi mooy Sonko rek. non mënu fee toog Sonko sax am na loo xam su fekkee mënu ci dara. réalité bi. non chance moom mooy virage bi na Sonko jël dem 2 mandats bàyyi dem. génération 60 bi dañoo war a jeexal. waaw effectivement 70 bi ñëw def ñaari mandat dem 80 bi ñëw def ñaari mandat dem. effectivement jërëjëf sëñ bi sa wax rafet na. leer na billaay dëgg pire ji ngeen immigré conscient yi nga xamante ne tey jii comprendre nañu ni système bi di demee ni Sénégal di demee donc tey jii ñoom ñëpp Sonko la ñu àndal. donc ñu ngi sillonné rue 18e yi on continue de sillonner les rues du 18e arrondissement pour jàppale suñu candidat bi nga xamante ne dafa neex a pousse ba bëgg a dee mu nekk Ousmane Sonko donc ñu ngi woo jeunes yi yëpp ñu jàppale Ousmane Sonko ñu ngi woo ñëpp ji leen maa ngi lay nuyu bu baax a baax gis naa tamit sa liggéey bu baax bi ngay def au niveau du Sénégal mais sànq dama seetaanuma live bi yëpp jusqu'au bout parce que dama doon ñëw pour tasex jigéenu Pastef fii pour ñu massifier au niveau du 18e pour Sonko donc nee naa fii gëm naa ne immigré yi fi nekk tey kenn fayatu leen ñuy dem di voter mooy immigré yoo xam te ne seen rêve mooy dëkk bi nga xam ne dañu ñëw immigré
ah ñu di ci dund aisément ba mën a ñu mën a dund seen dëkk aisément ba bañ a tee immigré ñoom ñëpp ñu ñibbi loolu moo nekk rêve immigré yi nekk France donc nee naa liggéey bi rafet na soxna Mar fi ñuy demaat encore ban côté waa ana non mais pas bi li ma wax dëgg la mais duñ ko. moo tax maam seen nga war a insister ci jëli carte yi. parce que bu nit ñi découragé il est encore possible. ñu renverser la tendance. bu nit ñi voté en masse. calculu Macky Sall dafay faussé wu. parce que carte d'identité yi ñu defaraat yëpp ak duplicata yi bu nit ñi découragé tant que ñi ngi dem jëli seen carte. ñëw taxaw rang ni dañuy voté. bu nit ñi voté en masse ay calculam dafay tomber à l'eau. donc bu kenn découragé il faut que gars yi insister. carte d'identité yi ñu génnee naan nit ñi jël seeguñ ko Aly Ngouille Ndiaye wax na ko dem na ñëpp dem jëli seen ay carte d'identité parce qu'il est encore possible ñu jëlee ko fi par les urnes yóbbu ko deuxième tour. surtout nag bureau de vote yi. waaw jéem a xool bureau de vote yi ku nekk fi nga war a voté. loolu tamit day gën a faciliter affaire bi. mooy ngeen xool seen carte d'identité xool est-ce que lieu de vote bi ak fa ngeen dëkk benn la. parce que tey jii dañu changé carte électeur yi dem yóbbu bureau de vote yi mu correspond ak fi ngeen dëkk donc fi ngeen inscrire mun na bañ a bokk ak seen bureau de vote. il faut ngeen contrôler loolu yëpp. sàcc élection bi du da ngay ñëw fekk ay bureau de vote nga remplir ak ay urnes sàcc élection bi mooy ni ngay defee jaxase xelu nit ñi jëlee ñii fii yóbbu leen fële te yëguñu ko loolu mooy sàcc élection. mooy changer nit ñi ay bureau de vote te yëguñu ko. ba pare da leen di démotiver daal. waaw di leen démotiver voilà di leen décourager da leen di jox benn carte électeur ngeen ñëw dañ leen di voilà parce que man sama cas man dama daw pour jot première carte électeur bi. mu ñëw ñu bindal ma ci n'est pas autorisé à voter. ma daw ba jot deuxième carte d'électeur bi ñu bind ma ci autorisé à voter mais après dañu changé waat bureau de vote yi donc il faut que ma demaat encore jëli ji troisième carte duplicata bi mu nekk troisième carte d'identité bi moo war a jot pour mun a voter donc na leen ko jaral ngeen dem xeex fight ba jot seen carte électeur. parce que foofu la ñuy sàccee en réalité. parce que foofu moo nekk foofu la ñu mën a sàccee foofu la ñu mën a tromper donc xeex bi foofu la. donc ñu ngi woo ñëpp. ñu ngi woo on appelle tout le monde pour que ñëpp mën a ànd ci xeex bi mën a jaar yoon. mais xam naa ne bu ñu defee benn tour. bu kenn découragé gars yi daal nañu jug rek dem nañ de ci si buntu jumaa ji nii. donc soxna Amar. xam nga Ousmane Sonko. voilà amiin di nga suñu papa yi nekk fii yëpp ñu ngi ñaanal Ousmane Sonko mu yéeg waa ñu ngi ñaanal bu baax a baax Sonko. voilà suñu papa yi yàgg fii yëpp ñu ngi ñaanal Ousmane Sonko mu ñëw ba ñoom ñëpp ñu noppaleku. doom yi xale yi di liggéey papa yi di noppaleku mun a profité seen retraite yu baax a baax mu kaasal leen seen àq. waaw ñu ñëw suñu papa yi nekk incha allah. ndeysaan ñu ñuy ñaanalaat sax ñu jox leen yeneen fleur pour ñu distribuer suñu candidat Ousmane Sonko. nee na moom sax Sonko la sant gis nga. ndeysaan. nee na moom Sonko la sant Sonko lay voté. merci beaucoup papa j'espère que dinañu déglu ci live fii mu xool ne papa yi nekk fii tey jii seen espoir ci moom lañ ko teg ñii ñëpp seen xel ci suñu candidat lañ ko def foog nañ ne bu ñëwee tey jii mooy defar Sénégal kon boobu ñu ngi koy jàppale bu baax a baax di ngeen rue Mira bi tey jii Macky Sall mu ngi joxe fii ay xaalis di distribuer pour waa APR votel ko mais tey Sonko joxewul xaalis mais paa yi yëpp gëm nañ ne Sonko moo mën a defar dëkk bi. ñëpp gëm nañ ne Sonko moo mën a defar dëkk bi ñu ngi kontaan bu baax a baax franchement doxantu bi neex na parce que nee naa candidat bu neex a puus la loxoom set na jikkoom rafet na téye na làmmiñam téye na loxoom kooku moom foo ko yóbbu day neex a buux donc yal nañu yàlla tegal fii suñu solution waccal ñu fi suñu solution mu defaral ñu suñu dëkk bi dëkk bu naat waccal ñu fi suñu solution kii war a rétablir nee naa suñu dëkk bi defaraat ko ba mu baax ba mu naat mooy defar bi bu bon bi farine defar yëpp tali yu bon yeeg autoroute yu bon yeeg autoroute yi nga xamante ne oto yi dañuy voilà yi ñuy immigré te pareeguñu nag yi nga xamante ne tey jii ñooy def course ak autoroute ak oto yi ci autoroute bi yëpp yooyu yëpp solution bu ñëwee da koy def parce que solution moom xam na nu muy rétablir sécurité population bi sécurité bokk na ci programme bi
justice bokk na ci programme bi développement bokk na ci programme bi kon bokk kooku neex naa buux mooy idée yi mu fi indi yëpp idée développement la corruption tamit idée développement la parce que dëkk bu am corruption du développé tey da ngeen am président bi nga xamante ne day jël xaalisu dëkk bi tey hôpitaux yi dara baaxu ci mais préféré na jël xaalis bi dugal ko ci campagne am que mu leen defaral seen hôpitaux préféré na dugal xaalis bi ci campagne am que mu leen di jox ndox dëkk bi ñàkk na ndox donc loolu yëpp fay naa la bu baax Kalidou Saïda Sonko donc loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne tey jii foog naa képp ku conscient Sénégal gis xaalis bi farine di jël di ko dugal ci campagne am te dëkk bi ñàkk ndox étudiants yi di xeex seeni bourse condition suñu étudiants yi daal sax amuñu ko daal bu baax yëre bu baax amuñu ko kon kooku warut a mën a votel Macky Sall c'est impossible dëkk ku ko war a defar dafa war a commencer ci base bi te ñun suñu base ci boppam dañ ko faussé mooy base boo xamante ne baaxul jagut dara jënd ba pare ñu xool même couleur bi kon pare boobu ay téere rek la dañ leen de man ma toog tuuti si yoon foofu yëpp ay téere la côté bële na leen non day yéeg di wàcc 60 loolu garaawul xamante nañ foofu yëpp Sonko Sonko am na daraja xale yëpp ndeysaan Sonko la ñu àndal xale yëpp xale yu ndaw yu juddoogul sax amaguñu droit de vote sax ndeysaan seen espoir ci Sonko lañ ko def sa yenn saa sama yaram day daw man dafa am ay idées yoo xam ni Sénégal nga jiital ci lépp. je t'assure xale yu ndaw yi dañuy gis xale yu ndaw yi dañuy wax Sonko xamuñu ko sax dañuy gis avec fierté ba pare nag dafa am couleur bi nga xamante ne ça porte bonheur parce que Sonko dafa indi vert moo nekk li nga xamante ne naataange la mu indi fi blanc moo nekk li nga xamante ne dafa propre donc tout est dafa mel ni ne xam nga nit ki li ngay reflet le reflet bi ngay joxe sa biir xol moom ngay référé si sa symbole mooy li nekk ci xolam moom moo nekk ci symbole am ça symbolise Sonko mooy le blanc et le vert nee naa yooyu y a pas photo yooyu boo ko assuré naataange rek la mën a joxe. merci beaucoup Aliou Diatta loolu ñaataange rek la mën a joxe mais naataange boobu noonu il faut que ñun ñëpp nee naa Sonko seulement ne pourra pas y arriver mais tey bu ñun ñëpp psychologiquement ñu xeex corruption ñu xeex lépp li nga xamante ne moo bon suñu gouvernement il faut se priver parce que développement dafa laaj privation mooy ku ci nekk buñ la fayee sa salaire nga doylu ci sa salaire policier bi buñ ko fayee salaire am mu doylu ci salaire am mais mu def liggéeyam mu liggéey par amour il faut que ñu jiital suñu amour dans tous les domaines l'amour de la patrie l'amour du travail yi nga amour boobu noonu bu ñu ko juutalee li ñuy def rek président bu ñuy ñëw dañ koy jàppale ci liggéeyam ba dañ ko koy faciliter mais bu fekkente ne ñun ñii bu ñu waree jóg dañ naan non bu ñu joxulee poste wala bu ñu joxulee xaalis du ñu dem ci moom donc kooku bu ñëwee tamit day xam ne moom kese antanul liggéey bi day diis ci moom moo tax il faut que Sonko bu ñëwee tamit ñun ñu oyofalal ko liggéey bi. Sonko bëgg ko tegoo ko fenn Sonko bi nga xam ne bu falee ñun ñëpp lay rey seen bàyyi ma waay. non dégg naa Sonko góor jigéen ñi nee nañu ànduñu ak Sonko. yaa ngi ci Sonko. ay waay lii neex na dégg ji nga ñii ñëpp ñu tase ci mbedd bi Sonko la ñu àndal. meeting bi. mais amaan nañ meeting sax. foofu noonu même place. dañuy wax programme ak yëpp am nañu fay représenté am na meeting waaw merci beaucoup ngeen jàppale ñu famille bi yëpp ñëpp voté solution. ji nga il paraît que am na ñi nga xamante ne mais discrimination la nag c'est une discrimination. waaw parce que dégg naa am na ñoo xam te ne dañu am crainte muy borom ñaari tur yi nee nañu dañu ragal bu Sonko ñëwee génnee leen ci dëkk bi donc borom ñaari tur yi ñooñu dañoo xaw a tiit mooy borom ñaari tur yi nga xam te ne xaritu lëg mareem lañu ñoom nee nañu xaw nañoo tiit daal ci ñëwu solution donc solution daal am na ñu mu tiital
mooy ñi nga xamante ne li yàlla di fi yàlla yoonu yàlla leeru yàlla jublu ñoom jubluwuñ fa ñoom nee nañu bëgguñu solution. mooy nekk restaurant yaa waaw toogal nag. non non. xale yëpp ay téyeer mi ngeen yëpp ay téyeer la. mais mu ne wàññeeku ngeen woo ma. waaw. donc nee nañ borom ñaari tur yi daal ñu ngi jooy ñu ngi ñaan ne yàlla mu Sonko yéeg mais on daal pourtant de ñun catholique yi sax ñu ngi naan yàlla na Sonko yéeg nañu burka wante borom ñaari tur yi ñoom burka ànduñu ca. donc yal na yàlla yéegal solution tamit ba borom ñaari tur yi génn ci dëkk bi xam nga si ñu am ay descendants parce que bu fekkee ne dëkk bi ay borom ñaari tur rek a fi fees ay descendants dootuñu ko amati donc xale góor yi ngir yàlla ak yonent bi votel leen solution sarax leen ma rek ngeen votel solution ndaxte bu fekkee ne suñu góor yi borom ñaari tur la ñu nar a doon ñun duñu am descendant donc pour que ñu am descendant yu fiable ñu ngi woo ñëpp ñu votel solution pour une fois de plus mooy wane ne solution moo fi ne bokk moo fi ne parce que ñeneen ñi ñëpp kenn borom ñaari tur yi ragaluñ leen mais solution la ñuy ragal waaw man maa ngi wax ba sama gars yi di ma raw sax di dugg ca affaire yi salaamaaleykum. bulletin de vote bi bu fekkee da ngeen di voté. waaw allez. ah. ñun amuñu dara de. vraiment damay voté mais sama kii dafa jeex. amuñu dara. ah mais sa xol fan la nekk. Sonko billaay damay kontaan ndeysaan kii jotul kartam mais nee na 100% xolam ak yëpp mu ngi ci Sonko donc loolu ça fait plaisir. ça fait plaisir ñu gis ñi nga xam te ne immigré la ñu nekk fii xam nañu lu ñuy daj ne Sonko la ñu àndal donc ñu ngi kontaan bu baax a baax sëñ bi même boo jotulee sax xam nañ ne yaa ngi ànd ak ñun voilà nga sensibiliser le maximum famille beex yëpp ñu votel Sonko. et faire voter. waaw voter et faire voter waaw sëñ bi j'espère que yow Sonko nga àndal waaw j'espère que Sonko nga àndal. non du million lay mooy voté nag defar dëkk bi la ñuy wax koo xam te ne dinañu jox këyit dinañu ju mettre dans de bonnes conditions voilà changement million dañ koy liggéey voilà. loolu la ngeen bàyyi xel ba itam sénégalais. nouvelle génération bi lépp Sonko la. voilà dégg ngeen ku bëgg a bokk rek Sonko lay àndal Sonko effectivement voilà di ngeen nee nañu génération bu ndaw bi yëpp Sonko la ñu àndal donc kontaan nañu bu baax a baax que ne fii ci salon yi ak salon de couture yeeg salon de coiffure ñu bëri nee nañu génération bu bees bi ndaw yu bëgg tekki yëpp Sonko la ñu àndal parce que ba ñuy dal di nekk Sénégal ba léegi amuñu kenn ku ñu plaidel ci suñuy këyit bu ñuy rapatrier amuñu kenn kuy taxaw duñu taxaw bu ñu feebaree bu ñu nekkee bu ñu amee suñu mbokk yu gaañu ñun ñooy nekk di cotiser pour corps yi mën a dem Sénégal duñu am sax massa duñu am sax gouvernement bu ñu ne massa donc loolu bokk na ci li nga xam te ne tey jii immigré yi nekk fii dañu weddi gouvernement bi donc ñu bëri dañoo weddi gouvernement bi ndaxte liggéeyalul immigré tey gis ngeen ñu nekk Italie daaw ñaata nit la ñu rey Italie ñaata nit la ñu rey Espagne est-ce que dégg ngeen Macky Sall wax ci est-ce que dégg ngeen état Macky Sall wax ci est-ce que dégg ngeen muy dem di jël ay avocat pour ñu défendre ñi nga xamante ne dañ leen rey ci yeneen anam yi loolu yëpp man maam dégguma ko donc loolu bokk na ci li nga xamante ne moo gën a merloo immigré yi nekk France ak yi nekk Italie ak yi nekk Espagne mooy immigré yi léegi nekkatuñu des bétail politique immigré yi léegi boo leen defarul lu ñu bëgg boo leen taxawulee waxtu vote bu jotee ñoom dañuy dem votel keneen donc boo leen toppatuwulee dañuy dem votel keneen moo tax tey immigré yu bëri tey dañoo am frustration par rapport ak état bi fi nekk par rapport ak gouvernement yi nga xam te ne ñoo fi nekk nga xam te ne mosuñu taxawu immigré da nga koy xoolee rek ci étudiants yi man bu ma fii ñëw première année 15 € nga doon fay pour renouveler ce titre de séjour léegi étudiants yi 100 et quelques € la ñuy fay pour renouveler seen séjour étudiants yi dañ leen di dawloo ci sedd bi dañuy rang ba sonn pour am benn titre de séjour bu ndaw
sénégalais bi nga xamante ne tey jii maamam wala papam dafa nekkoon ancien combattant tey jii bu amulee kayit fii mun nañ ko jël rapatrier ko te pourtant algérien boo xamante ne tey jii dafa maamam nekk ancien combattant ñoom dañ leen di jox kayit. dañ leen di jox kayit dañ leen di toppatoo dañuy am ay privilèges yi nga xamante ne seen état moo leen ko xeexal ñun loolu yëpp amuñu ko ci état sénégalais moo tax tey nga gis ne tey woy kii yi nekk fii yëpp ànduñoo Macky Sall donc yow en tant que immigré loo gis état sénégalais defal immigré. ah maam gisuma metti na de. metti na trop. ñun immigré yi am na ñoo xam ne sax buñ ci dee pour ñu gis gouvernement bi ñëw intervenir sax lu raar la. duñu am sax masta. amuñu sax masta bi maanaam gouvernement Macky Sall daal yal na wàcc gan. yenn saa yi da ngay gis immigré bu fi sonn sax tubaab mooy génn ci mbedd bi di ko xeexal. tubaab yi ñooy jóg di ñu xeexal tubaab yi ñooy jóg di ñu accompagner pour wut kayit doo gis consul boo xam te ne dina toog dalal la doo gis ambassadeur bu lay dalal ñun dafa mel ni ay mala lañu ci bu ñu jël rek sànni leen ci biir nature bi. la preuve en est que am na sénégalais yu bëri dañu jël gaal yi ñëw fii tey jii seen xel dafa dem dañuy wër ci mbeddu Paris yi di sillonner amuñu kayit mais amuñu kenn ku leen di gestu. amul kenn man avant-hier am na ku moo doon wax ne côté porte de la Chapelle amoon na ay sénégalais yi nga xamante ne amuñu kayit dañ fa toogoon xam nga bëgg a ñibbi Sénégal wax nañ ko consulat yëpp mais mosul déplacé wu pour dem xooli ji ñooñu. donc sénégalais yi nga xamante ne tey dañu bëgg a ñibbi parce que dañu nekk fii ñëw immigré seen dara sottiwul ndeysaan ñu bëgg a ñibbi tey amuñu sax état bu leen di suivre. bu ñuy wax aide au retour yi aussi dañuy jël aide au retour yi am fu ñu ko jagleel nit yi mais duñu jël aide au retour yi jox ko ñi nga xamante ne ñoo ko mérito tey da ngay gis ku feebar fii ba nga xamante ne sonn bëgg a ñibbi Sénégal mais amul sax condition amul sax moyen pour ñibbi te du am état bu koy jàppale. donc loolu yëpp bokk na ci nakar bi nga xamante ne ñun immigré yi moom la ñuy dund fii. dañoo maar ñun ñëpp kii lañu Aïda moom jox na ma kii diwo dégg nga. maa ngi faussé compagnie. mu ne nee na ñoom ñëpp kii lañu. Sonko mu ne ma dañoo maar fii moom bu yër nga fi wax ji ndeysaan. ah pardon madame. non mais c'est que nit ñi immigré yi ñoo sonn waa comme ça ma profité. ñuy commencé taso mais est-ce am na feneen fi ñuy demaat ana côté métro bi noo leen def. nañ leen dem. ñu dem ñu lekki. waaw ay da yow kii su ma ko joxee may war mën nañ jaay benn plat ci bu bëri bi doo ko njëkkee doo ko jeexal koy tuur. waaw tey ñoo dem le dibi jël shawarma ku nekk ma fay la dibi. waaw may fay ku nekk shawarma. non may fay. sànq ba léegi Aïda moo fay. kon nañ dem le dibi. xoolal maa ngi leen di tàggu parce que instant bi dañuy dem def ji yëfu séeréer dañuy def yëfu séeréer def nañu nag dox nañu sensibiliser nañu le maximum li ñu mën prochaine fois dinañ ñëwaat encore defaat encore tournée 18e waxtaan ak suñu mbokku sénégalais yi nga xam te ne tey jii Sonko la ñu àndal. waaw le maximum sensibiliser le maximum ñu ngi woo ñi nekk Sénégal ñi nekk fépp effectivement état composé de bandits et de voyous yi nga tey voyous yooyu bandits yooyu noonu ñoo ñëw def seen gang de bandits ñëw ŋànk gouvernement bi comme ni ñu koy waxee Baye Fall mais ça dépend que ñun ñoo mën a changer système bi ñun ñoo mën a toog ne ñun bëggatuñu suñu dëkk doxee nii ñu jóg ne xanat on est des jeunes conscients ji nga combat bi ñuy def combat conscient la parce que ji nga tubaab yi nii la seen révolution commencé révolution consciente mooy dama bëgg sama dëkk tekki dama bëgg a tekki dama bëgg ñu teg sama dëkk ci base yu solide mooy mënuñu ne Sénégal dëkku diine la te corruption di fa dox kon ça veut dire que ñun doxuñu ci diine mënuñu ne Sénégal dëkku diine la te ay fen di fa dox donc ça veut dire que ñun ba léegi doxuñu ci diine tey bu ñu bëggee dox ci diine dañuy xeex corruption déjà pour gën a jege yàlla xeex sàcc bi nekk ci gouvernement bi xeex yàq bi nekk ci gouvernement bi mooy ñuy jël xaalisu dëkk bi di ko sànni di ko pasaree yàlla sax bëggul yàq donc loolu yëpp bu ñu bëggee gën a jege yàlla lii xeex bi ñuy xeex daf ñuy permettre ñun tamit ñu gën a jege yàlla gën a defar suñu dëkk parce que loolu rek la ñu am suñu dëkk kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ne leen le combat continue dañu naaje commencé nag moo tax on n'a pas pu faire grand monde mais dinañ jëlaat encore yeneen jours yoo xam te ne ñun jigéenu coalition Sonko bi dañuy wër ci 18e wër 10e arrondissement waxtaan ak suñu mbokk sénégalais yi comme ça ñoom ñëpp ñu mun a voter Sonko te xam naa ne incha allah Sonko mooy gagné fii nga xam te ne mooy France maa ngi leen di souhaiter yéen ñëpp une très bonne après-midi.